avant may dugg ci cancer du col de l'utérus bi sax damay indi quelques rappels soññewaat un peu ci Covid 19 bi parce que fan yi gis nañ ni cas yi dafa wàññeeku su teyee nga gis un cas 0 cas démb rek on avait 5 cas mais loolu du firndeel que ni Covid bi jeex na. parce que damaa seetlu que nit ñi dañoo def benn relâchement bu doy waar. Le virus est toujours là donc nit yi war nañ continuer di amaat hygiène ci seen bopp hygiène ci seen environnement. Di respecter aussi les mesures barrières mooy première soññe bi ma bëggoon wax deuxième bi mooy cancer du sein comme semaine passée ni ñu ko doon defee jigéen bu nekk après saa soo gisee sa règle ba pare war nga di def li nga xamante ne mooy autopalpation mammaire bi loolu tout le temps dañ koy insister ak ci li nga xamante ne mooy mammographie bi. Nit ku nekk war ngay seet sa bopp pour xool ndax amoo dara lu bees loo gis sa yaram loo xamante ne bokk ci woon comme ça su fekkee ni que ni da nga am cancer dinañ ko teel a gis teel ko traité ba doo si am benn problème. Donc tey suñu thème comme ni nga ko waxee c'est le cancer du col de l'utérus. Cancer du col de l'utérus comme yeneen cancer yépp kenn mënu la wax que ni exactement lii moo koy indi mais dañ ci ànd ak ki nga xamante ne mooy le docteur Pape Amadou Ndiaye mu wax ñu un peu lan mooy cancer du sein ak les facteurs de risque ñu ñëwaat ci plateau bi. cancer nag moom feebar la boo xamante ne cellules yi maanaam lii nga xamante ne moom mooy defar nit mooy cellule mooy li gën a tuuti ci liy defar nit moom mooy cellule boobu nag dafay am dund bi nag yenn saay day am feebar su feebaree ba nga xamante ne doxalatul na mu war a doxee day indi ay yenn gàllankoor yooyu mooy ay tumeur moom maanaam loo xam ne ay lu mel ni ab lumb la boo xam ne da ci defaru wala yàq col bi su weesoo ci col bi nag mën naa dem ba weesu ko dem ba laal leneen ci yaram bi cancer boobu nag feebar bu doy waar la ndaxte su demee ba nga xamante ne comme ni ma ko waxee col bi suñ koy seet moom mooy mbéru bi nga xam ne mooy tëj butitu njurukaay maanaam su fekkoon butitu njurukaay bopp la wala maanaam muy gémmiñ mbéru bi maanaam col bi mooy tuñ bi tëj butitu njurukaay léegi nag butit tuñ yooyu maanaam col boobu maanaam mbéru boobu di tëj butitu njurukaay bi feebar boobu muy am muy cancer boo xam ne ci lay lawe dafay doore ci butitu njurukaay ci col bi maanaam ci li ko wër su ko weesoo nag mu daal di jël butitu njurukaay bi su ko weesoo mu dem nag ba weesu foofu dem nag jël deret ji dugg ci deret ji daal di dem ba laal ci yeneeni organe ba nga xamante ne moom la ñuy wax ne métastase maanaam dem ba jël leneen yaay nag su fa yeggee foofu maanaam liñ ci paj bi dootul yomb mari détail waaw maanaam cancer du col de l'utérus mënuñu ne li cause bi lii la wala lële la waaye dafa am yoo xamante ne ñoom ñoo koy yombal te li ñu gis te li nga xam ne moom la science génne mu gën a leer ne moo koy indi moom mooy feebar bu ñuy tuddee feebaru néegu sëy la bu ñuy tuddee virus à HPV moom mooy human papilloma virus moom mooy virus à HPV feebar la boo xam ne feebaru néegu sëy la ba nga xamante ne su lu excès ba jot jigéen ki dafay indi ay gàllankoor ak yu muy yàq ci cellules yi ci bii ci col bi su ko defee nag moom du feebaru saay-saay la suy ñëw di la dugg dina toog lu yàgg te doo ko yëg maanaam na def fukki at des fois fukki at ak juróom di yàq te kenn du ko yëg ba nga xamante ne bés bu commencé feeñ ba nga yëg ne mi ngay feeñ ci yow maanaam mooy presque jéggi na dayoo looloo tax tey solo bi am solo lool xoddeku balaa lakk la mu nekk ñaareelu cancer bi nga xamante ne moo gën a sonal jigéen ñi après le cancer du sein mu ngi koy wax léegi que ni li indi cancer du col de l'utérus ba tey kenn xamagu ko mais wax na la virus bi nga xamante ne mën na ko indi muy HPV human papilloma virus mais am na tamit yeneen yoo xamante ne mën na ko indi mooy lu si mel ni nga teel a sëy ñi nga xamante ne dañuy teel a sëy loolu mën na leen a yombalal li nga xamante ne mooy le cancer du col de l'utérus ak ñi nga xamante ne dañuy sëy ak plusieurs partenaires loolu aussi da koy indi parce que feebaru néegu sëy la ak tamit aphrodisiaque yi nga xamante ne jigéen ñi moom la ñuy utiliser di ko def ci seen kanam
surtout loolu jigéen ñi dañ koy utiliser lu bari te loolu dafay yombal li nga xamante ne mooy le cancer du col de l'utérus. Voilà comme ni mu ko waxee rek feebaru saay-saay la parce que mën na nekk 15 ans ci sa yaram te doo ko xam. signes yi su feeñee rek cela veut dire que yow. grave na cas bi grave na te su boobaa faj bi dafay metti te dafay cher. looloo tax ñuy insister à ce que les gens ñuy def dépistage bi ni ne mel xam naa dañ koy déglu mu eggale mu wax ñu que yan mooy symptômes yi nga xamante ne moom lay wane cancer du col de l'utérus. maanaam soo ko xoolee ci feebar bi. su xasee ba feeñ ba nga am loo ci gis moom mooy li nga ci mën bareetu mais nag am na ay signes yu ndaw yoo xamante ne moom moo lay mën a yee maanaam sooy sëy di gis deret yenn saa yi nga am ay perte yoo xamante ne day xaw a am tuuti xet ba pare di ànd ak deret dina tamit yenn saa yi sa nëq di metti yenn saa yi aussi dina am lu mel ni ay perte maanaam luy génn ci sa kanam boo xaw a ndoxe yooyu nga xamante ne su fekkee mi ngi ñëw ci yow nga war a xalaat ne que am na problème boo xamante ne war nga ko seet sa bopp waaye nag su demee ba weesu jéggi dayoo maanaam weesu na yooyu moom mooy su demee ba nga xam ne day xëpp deret te fekk sax doo sax sëy du sax lenn day xëpp deret dina dem ba nga xamante ne tam day dem ko jigéen ki xaw a am di jeex tàkk dina dem ba aussi ba jigéen bi aussi am anémie maanaam ñàkk deret yooyu yëpp su xasee ba egg di jeex tam di am anémie yooyu yëpp su ko xasee ba commencé nga xam ne kii la ko dal weesu na souvent faj wala su ci jëm tamit duñ ci mën lu bari waaw woto feebar bi ñaar la bi jiitu moom mooy bi nga xamante ne état Sénégal def na ko fan yi muy loo xamante ne lu am solo la mu une première je pense que au niveau de l'Afrique même c'est une première vaccination contre HPV moom mooy virus boobu nga xam ne moom mooy doomu jàngoro boobu di indi cancer du col de l'utérus léegi état Sénégal ak Gavi lëkkaloo nañ seen i doole ba boole ko ci programme national de vaccin PEV programme élargi de vaccination muy lu am importance ñu koy remercier état sénégalais di ci remercier itam suñu partenaires yi muy Gavi pour que état ku judd am sa doom nga dugal ko ci PEV bi su fajoo suñuñ ko defee vaccin bi amaana dina wàññi lu bare ay risque pour que mu am cancer du col ñaareel bi am tamit solo lool moom mooy dépistage du cancer du col par le frottis frottis moom mooy sa mbiru moomu dafa am analyse boo xam ne dañ koy def nga wér nga bañ a feebar nga dara jotu la nga am benn at âge bi chaque année jigéen ñi dañ ko war a def muy frottis bi frottis boobu nag moom mooy gis loo xam ne ñëwagul maanaam su feebar bi naree ñëw wala feebar ba ma nga ca njëlbeen ga wala mi ngi ci tànk jéego yu njëkk ya yëpp da la koy wax nga ñu jël ci ay matuwaay balaa muy egg foo xam ne mi ngi wane boppam te feebar bi saay-saay la boo xam ne su xasee ba wane boppam mooy weesu na la wallaay kon nag jàpp ko balaa muy wane boppam mooy solo mooy frottis boobu su moo tax ñuy demander jigéen ñi suñu yàlla defee ba ñu weesu 36 ans chaque année war nañu def une fois par an ñu daal di dem benn frottis cervico-vaginal seet seen bopp loolu moo lay may nga aar sa bopp. Voilà mu nekk les symptômes du cancer du col de l'utérus ak tamit li nga xamante ne mooy mesure préventive yi ñu mën a jël contre cette maladie. waaw mu nekk feebar bu doy waar su ngeen ko gisee ci image yi mais nekk tamit feebar boo xamante ne jigéen bu nekk mën na ko moytu parce que déjà am na ñaari mesure de prévention bi si njëkk wax na ko mooy vaccin bi ñuy def contre virus bi ma leen waxoon léegi mooy HPV ak li nga xamante ne mooy frottis bi benn examen la bi ñuy def dañuy jël benn cellule ci fi nga xamante ne mooy col de l'utérus bi def analyse pour xool ndax yow ëllëg mën nga am cancer du col de l'utérus wala yow am nga ko ba pare
su fekkee ni xam nañu yow am nga ko ci stade boobu noonu fekk benn signe génnagul dañ koy traiter facilement alors que yow sooy dem rek doo seet sa bopp doo xool sa yaram ndax am na lu ci bokk su signe yi génnee rek cela veut dire que yow maladie bi gañe na la ba pare.